bëgg bëree bañ bëree barke Rasulaay Le Soleil yéene kaa ne élection locale yi day waaw ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier ci 2022 bi lay am inshallah dama ne la gis nga projet de loi boobee nga xam ne moo gàddu code électoral bu bees bi day waaw daal dinañ koy dëggal nag démb ca conseil des ministres ba ñaf yéene kaa gi ne waaye nag am na yu bees yoo xam ne day danañ ko ca tabal de waaw lu mel ni élection maire ba day askan waa koy fal léegi de dootul nekk ci ay conseil municipaux de dama ne la c'est au suffrage universel direct dindi fi wàllum parrainage bi la indi waat nag système bu yàgg ba candidat indépendant yo waaw Le Soleil yéene kaay ne ko may ma rek yow ma yeggali dama ne la gis nga président Macky Sall mi la waaw daal dinañ koy woo ngir mu dikk nag ci loo xam ni kon juboo amu ca dialogue ba ndaxte ñenn ñi nag dañoo bëgg am kuréel goo xam ne te dee njaaxaanaay mooy organiser élection yi fàtte article L31 ak L32 bi nga xam ne nag day xañ ngoon yenn ci ay sénégalais ngir ñu wote ginnaaw ba ñu génnee ci kaso bi ba nuppi terminé yéene kaay ne Karim Wade Khalifa Babacar Sall day waaw dama ne la seenu ëllëg mi ngi ci loxol Macky Sall mi lay waaw te nag boo sàgganee la leen daloon ci élection présidentielle ba day dana leen dalaat nag ci élection locale bi lay waaw bu dee dindi wuñu loi boobee Karim Wade Khalifa Sall laa ne duñ mën a bokk ci élection locale yi laa la wax Déthié Faye ci la yéene kaay ne déedéet Khalifa Sall Karim Wade kay njortees nañ ne dañoo mën a bokk nag ci élection yi lée parce que santaane yi di recommandation yi day waaw boole nañ ci L31 ak L32 boobee maanaam ci kaw gàttal léegi daal képp koo xam ne gracier nañ la baal nañ la génnee nañ la yet wa day oyof te loolee bu dee président nee na waaw Karim Wade Khalifa Sall mi lée ak yeneen i sénégalais sax kenn dootu leen xañ nag vote L'Observateur ne coppite yi nga xam ne kon na mën nañ koo indi ni lée ci code électoral ba waaw Macky Sall day urgence la ne de daar te la ca neex mooy la ñu waxtaanee ca dialogue booba juboo yëpp Macky Sall démb ca conseil des ministres ba nee na d'accord naa ca alhamdulilahi rabbil alamin maa la ko wax te projet de loi boobee gën a sori danañu ko voté fukki fan ak ñett ci weeru juillet bi la sur quotidien yetu CEDEAO ba day juróom benn weer maanaam fii ak le 23 waaw la Macky Sall di bañ mu dal ko dama ne balaa le 23 juillet Macky Sall kon dana ko dëggal maanaam promulgué ko ca la nekk de mu Ndiaye Cissé ci source ne projet de loi bu baax la parce que coppite yi nga xam ni kon waxtaanee nañ ko ba juboo ca te dialogue boobee ma nga ca biir kon nañ leen jaajëfal félicité ñi ko waxtaanee kon ba juboo kaaw Karim Wade Khalifa Sall mi lée jarul ñoo dee ka xaar parce que war nañoo mën a régler kon question boobee mu Ndiaye Cissé yamu ca parce que njiital ONG 3D nee na fi ñu juboowul day mooy ca bulletin unique ba ak wàllum caution bi parce que ñi ànd ak Macky Sall day dañ na ñaar fukki millions département ba ñaar fukki millions commune yo te ñenn ñi ne jàpp nañ ne loolee daa seer lool léegi nag Macky Sall lay atte laas en tout cas coppite yi nga xam ne indi nañ ko bëri na lu tolloo téeméer ak juróom ci ay santaane ma nga ca taabalu gouvernement ba laa la wax la ilaha illallah parce que yu bees yooyee dana ca bokk président des conseils départementaux yi day ak les maires suffrage universel direct la askan waa leen di fal directement te ville yi tamit day du am liste majoritaire de waaye proportionnel la kon tête de liste ba daal mooy nekk maire directement waaye xam nga fan la réeroo bi am mooy nekk candidat ville liste proportionnelle nekk tamit candidat sa commune ñi ànd ak président Macky Sall day nee nañ mais tànn sa bu la neex kon nag Macky Sall lay choisir 24 heures yéene kaa ne Macky Sall day daal dinay sant nag ministre de l'intérieur Antoine Diome waaw ne ko candidat El Hadji Cheikh Omar Foutiyou Sy acteur de développement la dama ne la projet wu 20 milliards le surtout Alaaji Malick bi teg kon te kaw taabal ja Direct News de Mame Mbaye Niang ministre tamit day waaw daal dinay déclaré candidature am ci mairie bu Ndakaaru Ndiaye Jël Diop la ilaha illallah Mbodj Diouf ci l'info yéene kaay yëngal na parti socialiste de waa ji PS la waaw yaacaaral di létarge bi nga xam ne moom la seen parti boobee nekk day lay naxarlu waaye tamit mburoog soow waaye parti socialiste ji nee na waa réew mi ci boppam kon waruñ leen a gën a dëgër ci biir coalition bi dëgg la tribune yéene kaay gis nga élection locale yi la waaw candidat yi bari na am na ci ay candidat yoo xam ne moom dañuy fo quoi ay farceur lañu ak ñoo xam ne dañoo bëgg a profito dañuy yéegal enchère ak ñoo xam ne nag ay profil yu baax la ñu yor parce que être maire nekkul ne politicien kese moo war a nekk maire déedéet da nga war a nekk homme de développement chef d'entreprise mën gérer teewal sax te jamono joo xam ne day gaañaa nga ca élection ya waaw Direct News nee na corona ga day daal dinay dellu soit libération yéene kaay ne ko junni laa lay wax nii junni 1000 cas ci daar le témoin yéene kaay ne waa kër docteur day opposition bi ak nguur gi lé politiciens yi di dajale nit ñi day ne ñoo gën a yokk kon wàllum corona ji laa la wax Macky Sall ci Le Quotidien yéene kaay nee na ndaje yi ci boppam kon laa bëgg mu wàññeeku waaw Macky Sall mi ñeme na fee tere ay ndaje alerte yéene kaay ne Macky Sall mi lé bu fi troisième vague corona amee rek moom la bu ñu sukkandikoo ci Amadou Ba bu Pastef termine yéene kaay ne non Sénégal kay
vraiment cat dugg nañu quoi ña nga ca diggante troisième vague corona ak troisième mandat ci xat-xat wi la Sénégalais nekk laa la wax te pourtant Macky Sall de moo ne fi woon juróom-ñaari at lañ ma fal juróomi at laay def bu yàlla dogalee ma gañe def ñaari mandat pare naa ca évidence Sénégal ne waa Abdoulaye Daouda Diallo moom xaalisam bi muy wax ni le ñu naan Sénégal leb na bi ñuy leb ca bitim réew ay milliards waa xaalis boobee anamu Le Quotidien yéene kaay ne fitna ga amoon ca université day yat wa dal na ci kaw étudiant yi de laaste am na ci ab étudiant boo xam ne dàq nañu ko juróom-ñaar yoo xam ne dàq nañ leen juróomi atu yàlla laa la wax fanweer ak juróom-ñaar ci ay étudiant yoo xam ne dàq nañ leen ñaari at allahu akbar Direct News de Madiambal Diagne day coom li alteliko Souleymane Madiambal Diagne nee na journaliste day amul lu dul crédibilité am laa la wax barke Rasulullah te man nag fii ci Sénégal ak Afrique ak ci biir adduna bi yëpp dama góorgóorlu ba sama der rafet fa lool kon nag sama der boobee laa bëgg a setal ba mu set wii fii ci réew Wally Seck ngay setal deram de ubbi tribune yéene kaay mu nañu Wally Seck génnee na yat wa de wut na ay avocat maître Bamba Cissé Dialy Kane Souleymane Soumaré ak Alioune Badara Fall ngir ñu défendre kon waykat bi laa la wax ñi nga xam ne ñoom ñoo yàq deram day Wally Seck nee na da leen yóbbu ci L'Observateur ne kattanal wàllum góor jigéen googe ñu koy tuumal waaw Wally Seck kay ay site internet yu bare bari sax ak ay doomu aadama yoo xam ne ñoom la dëggat jël ay avocat pour dóor leen ay plainte ak ay citation directe Dakar Times de Wally Seck xam phénomène la looloo tax muy déranger du samay kaddu de Direct News moo ko wax nit ñi day tabaski bi lañ dal réew mi quotidien ne waajaayu tabaski boobee waaw xar yi nga xam ne ñoo gum nañ day bul ko laal bul ko jege intouchable xar de seer a gum na seer goo xam ne maar day taali cay xar xaw ma mouton bi rek lépp jeex parce que suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la alaaji tëjal leen dàq si diiru ko juróomi at daañ ci dëkk si bii la jotaay yu xibaar dañ àddu it jëmale ci tolluwaay mbas mi fii ci réewum Sénégal liggéey ci hôtel yi foofee sa sali nee nañu nag vacances yi la ñu yaakaaroon ngir nag dàq si seen wërsëg waaye nag daañ def seen kéem kattan ngir nag ña fay dikk mën a respecté li nga xam ne mooy mesure bari tey dara ngeen taxirlu ñu wàcc ci tali bi saytu dem mbeex dikk bi ñëwaat Yacine. Voici Trafic News. Aba Diatta. Oui, Yacine. Très bien, foo tollu. Voilà, merci beaucoup. Nous avons progressé. Jaar nañ sànq rek sur la route des Parcelles Assainies bàyyi ko kaas bi ak boobule 22 nga patienté Padois Buldeuse naka noonu faudra patienter boo dépassé commissariat bi su ko defee su ngeen ko weesoo juste côté signalisation vous avez le choix nga jël à droite yaa ngi jëm du côté de Yeumbeulène sur la VDN moo lay may accès du côté de la Foire ñu tàllal boobule accès utali ki comme échangeur bu Grand Médine foofule boo ko wàccee jëm avenue Thiandoum accès boobule dans les deux sens bëri na ay jafe-jafe yéen ñu bàyyi ko foofu tout échangeur bi mën nga progresser utali Padois jëm fi nga xam mooy Mariama Niass ba échangeur bu ànd sax y a des ralentissements au niveau de l'échangeur aussi ça se complique pour oto yi bàyyi ko boulangerie Capa da ngay am jafe-jafe sortie Maristes jàpp service technique l'autre sortie des Maristes aussi jëm ci échangeur boobu la des complications sont à noter du côté de la cité des eaux bu déparché boobu la échangeur bu si yëf ne pour ñu bàyyi ko xaar yàlla Grand Yoff jaare foofu la su ko defee foofu la entrée bu Solida ba Castor am na ay jafe-jafe su ko defee suñu ko weesoo mën ngeen progresser wutale rond-point bu Jet d'eau toujours des ralentissements si boobu la traité Yacine Seck. C'était Trafic News. Merci beaucoup Aba Diatta ba si kanam moom Mbaye Ndiaye mu bàyyi la nga wéyandi rek. aja yenn si ay ponk dañu koy jukki parce que ne ko waxtaanee ànd sax le député du peuple El Hadji Mamadou Mansour Diop maa ngi laa nuyu. maa ngi lay fay bu baax maam. borom céréales yi. barkalla. ak borom café gi nga xam ne du am suukar Birahim Diadji Touré. lay ziar bu baax El Hadji. waaw jaajëf ak Yacine Seck tamit noonu lay def ñu koy door ak ndajem conseil des ministres bi nga xam ne démb la ñu ko wootee ñu jotaa rek saytu ba noppi daal di adopté projet de loi bi ñeel code électoral bi mu nekk ab occasion si njiitu réew mi ngir mu jaajëfal ñi nga xam ne ñoom ñooy classe politique bi ak société civile bi waaye it donte ak déggoo am na sa waaye am na ci ay ponk yu nga xam ne nii dañu ci am ak réero taxaw seetlu bi ak Alassane Balde. projet de loi ñeel coppite yu nam nag ci code électoral bi ñu jàpp ni daañu ko déposé ci lu yàggul dara ci table président assemblée nationale ndogal bu ni mel nag ñu daat koy jëmmal gannaaw bi nga xam ne nag amal nañ ni ki démb conseil ministériel bu extraordinaire jëm ci wàllu googee gannaaw nag examen boobule document bi nga xamante ni nag ña bokkoon ci boobule commission daal nañ ci déggoo conseil bi jox na ndogal jëwriñ bi nag mu daal di baral liggéey bi ci wàllu boobule ngir mën a xaatim code électoral bu yees commission boobee daal di jeexal liggéey ci njeexitalu ay bés bi gannaaw ñaari at bu ñu sóobu
joué ci wàllu googule ca cappaandaw ga nag njiitu réew mi jël na dogal rek ngir sarloo ak digteel yooyee gannaaw ba mu joxe woon boobule promesse lu toll ci juróom-ñaar fukk ci ay coppite daal nañ ko yëkkati ci boobule bataaxal naka noonee njiitu réew mi xamal na nag jëriñ bi rek mu daal di def kéem kattanaan ba ñu mën a rek organiser élection yu mucc ayib ci local yi nga xamante ni moom la ñuy waajal ci atum 2022 la ko jiitu nag daal nay rafetlu it taxawaay ñi nga xamante ne nag mooy acteurs yi sooboon ci boobule processus te mu jàpp ni lu ni mel day gën a dëgëral li nga xam ne ni mooy sunu démocratie. El Hadj code électoral bi mujj nañu ko rek adopté ndax njort nga ni kon mën na sañ si am ay jongante yu aw ci yoon. di xaar ci pandaw ji ba léegi parce que deadline bi le 23 juillet la njiitu réew mi ay tomb ci article yoo xam ne L31 L32 boobu nga xam ni dañuy xañ Sénégal bi ci boppam sañ-sañ boo xam ni seeni ëllëg ci wàllu politique day nekk ci loxo benn nit loolu problème la ci wàllu politique yi Sénégal mënu wax ay élection wax démocratie alors que man wala yow suñu nekk ay sénégalais pour am sañ-sañu voté dafay dépendre ci loxo Birahim Touré loolu la xel mënta nangu te bokk na ci li opposition bi doon réclamer am na ñoo xam mënuñu ci ànd ba léegi et bu ñu nee ok validé nañu ko am ñenn ñu ni du ci dal parce que faaw ñuy nekk ay candidats ñu ne entre temps daañu ko waxtaanee le 23 du ñu xaar man ba léegi li ma bëgg mooy élection yi am de damay woote toujours di dóor ci taabal ji élection yi am ak képp kuy démocrate bépp citoyen sénégalais waaye fii ak passé gu ma le 23 gëmoo ma ne élection dana am ba léegi. parce que noppee guñu waaji guñu tey yoon bi ñu koy jaarale nii ñun dañuy xooloo ci forme bi rek. mais bëgguñu ñu gis fond bi mais boo demee ba ci biir ci fond bi da ngay jàpp di gars yi noppeeguñu. waxaguñu wàllu caution waxaguñu lan ngay bokk ci élection yi. waxtaan yi. des dafa bëri loolu maam te. tey la ñaata fan juróom-benn wala juróom-ñaar. juróom-ñaar maam. soxal wàllum caution boobee Birahim ndax am na rek montant bu xam ne bu ñu ko fixé dañ écarté ay candidats ay profils yu baax yoo xam ne bëggoon nañu bokk mais amuñu doole bi. waaw xam nga tamit élection kuy dagaan baatu askan wi rawatina ci benn gox. il faut quand même nga am un minimum bi mooy lan mënoo ñëw ne ni da ngay xëccoo pour ñu dénk la benn mairie disons mairie Dakar Plateau wala mairie Yoff bi ñu nekk nii te yow buñ la joxee mairie bi déjà ñoo la koy jox wala ñee nekk ci sa opposition da ngay xalaat naa ni kii de la nga ko jox moom mbaxuus la parce que amul woon kër wala amul woon oto wala amul woon terrain léegi buñ ko xësee ba jox mairie bi moom dana lijjanti terrain dina lijjanti leneen parce que amoo moyen yoo xam ne da ngay dem di dagaan baatu askan wi Mambay quand boo nekkee ci benn bërëb ne da nga bëgg ñu dénk la destiné wu askan wi fa dëkk am na foo xam ne da nga leen fay tane gis nga ilimaanu juma wala jàkka bañ koy tànn dañuy seet ki ca gën a jàng ka ca mokkal alxuraan ka ca gën a xam waaye doo jël koo xamee ni bu duggee day wut benn waayam boo xam ne da koy jàngal alors que mu ngi ci biir alloom diisul donc booy tànn da ngay tànn koo xamee ni leer na kii boo ko fa tegee am na ay projet j'entends chaque jour Mansour di ko wax ni di des maires yoo xam ni dañuy am vision am ay projet ak yu ni mel mais il faut nécessairement ci wàllu caution tamit ñu mën a segg parce que n'importe qui également ne peut pas être maire même bu dee démocratie la ñu wax nga xam ne ku nekk mën ngaa yëkkati sa loxo de di damaa bëgg ñu dénk ma nangam waaye nag dénk ak ña ngay dénk aussi. dañuy utali sa université Cheikh Anta Diop bu Dakar foofee conseil de discipline bi àjjuma dañu dajawoon doon rek saytu fitna nga xam ne moo fa amoon jëloon dogal ne kon daañu teg ay daan yenn say étudiants yi njort ni kon dañu sa laale daan ya kon wàcc na juróom-ñett fukk ak juróom-ñett say étudiants la ñu visé woon ñaar fukk ak benn ci ay étudiants yu nga xam ne nii mujj nañu leen blanchir mu mel ni kon nag am na si ñu nga xam ne ni jot nañu leen a dàq ñu ànd si yàq Ndeye Khady Thiam Tall ci ay leeral. violence ba ca UCAD lu toll ci juróom-ñett fukk ak juróom-ñetti étudiants nga xamante ni nag woowoon nañ leen ci kanamu conseil de discipline ba daal dinañ leen di teg seeni daan ka ca gën a tarle nag ab étudiant la bu nekk ci licence 2 foofee ca faculté bu droit ba ñu daal di ko nag dàq ca université ba juróom-ñaar ci lim boobu ba léegi itam ñoom daal dinañ leen rek dàqandi ci diirub juróomi at muy Boucar Diallo étudiant ci master 1 ci faculté des lettres et sciences humaines niki noonu Sidi Diop nekk étudiant ci master 2 ci faculté de droit bokk na ci itam Pape Abdoulaye Touré Walter Charles Mendy Moussa Gueye Mamadou Keita ak Lamine Touré itam
itam yu nekk foofee ci faculté de droit daal dinañ leen nag dàq ci diirub 2 at juróom-ñeent ci yooyee étudiant ñoom daal dinañ leen nag dal seen kaw artu leen waaye itam lu toll ci 21 bàyyi nañ leen ñu dem conseil de discipline bi daal di itam ajandi ay inscription yu toll ci 10 ci ay étudiants ci faculté de droit loolu nag le temps ñu leen di déglu mu nekkoon ay élection yoo xamante ni nag liste bi di COCC moo ko daal di woon gagné ci kaw liste bi di Renaissance nga xam ni ñoo yàggoon di jiite foofu. El Hadj ban jàngat ngay def ci daan yu teg ci étudiants yi ngir nag lu andi jàmm foofee ci daara ji kawe ji. mais loolu daan bi mooy yoon ab dëkk ni mu amee neexal ak fay ki def lu baax noonu la amee itam sanctionné kii def safaan ba parce que yàlla sax noonu lay attee ak ñun ku def lu baax sa paye ngi nii ku def safaan ba sa paye ngi nii bu fekkee def nañ loo xam ne njuumte am na ci c'est-à-dire que li ma leen di wax mooy étudiants yi fokk ñuy moytandiku ñu leen di manipuler sànq maag Birahim ñu ngi waxtaan ci yu mel noonu faaw ñu moytu ñu leen di manipuler ci wàllu politique moo xam ñu féeti ak nguur moo xam ñu féetiwul ak nguur mais surtout nag gouvernement bi dañu bàyyi xel itam ci bu ñuy sanctionné bu ñu xool parce que Birahim Touré siiw na en tant que étudiant ci benn mouvement politique wala benn mouvement citoyen boo xam ne àndul ak gouvernement bi wala bokkul ak gouvernement bi ni ñuy gisee du yoon nag ñi ñuy sanctionné wala ñu gën a nekk ay victimes doon ñi féete ci làngu googu na nekk rek ay sanctions yoo xam ne dañu koy équilibré kenn ku nekk ñu àtte la daan la selon lu toll ni yow li nga def mais daan mu mënut a ñàkk parce que dañu foog ni xëy na wàllu xol bu dëgër la mais bokk na sax ci éducation nit day participer ci éduquer wàlle nit ki nga koy sanctionné ci bu juumee te étudiants yi cette fois-ci am na ci yenn def yoo xam ne mën nga grève mën nga taal mën nga toj xëy na doonte woon du ñu rafetlu loolu sax mais loolu moo gën egg ci di xeex ak sa professeur di nangu ay micro di ko humilier di ko torturer koo xam ne sa papa la koo xam ne sa tonton la sanction mënut a ñàkk Mambay sanction mënut a ñàkk ñaxtu mënut a ñàkk waaye it politique bi ndax mën na ñàkk foofee si biir université bi Mambay politique de tout temps dafa nekk ci université maa ngi koy wax sànq université dafa nekk la société en miniature si société bi ni muy amee politique ni APR ni PDS ni AFP ni nu ñu koy weeti jot na et cetera noonu lay amee ci biir lii di université mais suñuy waajur yi ñuy seetaan wala du ñu déglu ci seeni jamono on parle des 68 ñoo xamee ni par exemple ñoom ci année 68 y avait lu ñu naan guerre politique même ci biir université ak ndaw ñi de manière générale un peu partout dans le monde mais dañu doon am li ñuy woowee ay convictions politiques yoo xam ne seen xeex doon xeex ci pavillon universitaire ak wala di xoxatal ay professeurs mais dañ doon dem ak seen conviction politique di am li ñuy woowee des débats d'idées yoo xam ne dañ ko doon teg sur la table mën a ñun suñu objectif wala suñu orientation politique mën nañ cee defee nii mën nañ cee génne nii ak yu ni mel te duñu àgg ci yenn violence yi am na ay problème de fal nañu diw ci amical bi ou pas nga ñëw ba ci sa biir amphithéâtre sa professeur di joxe ay cours pour ñeneen ñoo xam ne peut-être seen yoon newul ci politique seen yoon newul ci amical li leen tax a jóg mooy jàng pour mën a am diplôme bu ñu génnee mën a wut liggéey nga ñëw jàkkaarloog sa professeur napp ko mu bañ la jox micro nga foqati micro bi ci moom c'est une image boo xam ni mais ñu bari dañ ko ñaawlu des sanctions il fallait mu am ay de recours bu ñu xoolee voie de recours yooyu nañ ci dem bu dee peut-être ni leen nañu sanction yi ñu dellu si mais l'essentiel mooy université il faut que ñu xool ko te Mambay foofu laa bëgg daanele y a un point boo xam ne ba tey jii dégguma ñu wax ci gis nañ fi ay vidéo ay nit wala kenn ku nekk université génne ay jaasi ay paaka ak yu ni mel ne ni ci biir chambre yi la jógee mais chambre yi mu jógee xam nañ ñu ko moom wala ñu fa dëkk wala ñi nga xamee ne ñoom ba tey dégg gu ma ñu ne ni sanctionné nañ ñoon te pourtant wax nañ fi wàllu enquête bu ñuy ubbi ca police commissariat bu Point E mais ça fait combien de mois et jusqu'à aujourd'hui dégg gu ma ñu ne ni ci ñi ñu sanctionné ñooñ ci lañ bokk il faut quand même ñu leeral ko na leer faw mu leer ñu wutali sa université bu Thiès foofee njiital la si boppam moom mi ngay rafetlu doxalinu étudiants yi ndax nee nañu mënoon nañu fa nekk di sànnintay xeer waaye jafe-jafe fu fa amee dañuy accepter toog juróomi téeméeri matelas orthopédique waa GCO Grande Côte Opération ñoo fa jaar moom jiit la Cheikh Sall ay kàddoom la ñuy teewloo mbéytal xumma
dañoo bëgg a won addina bi lan mooy étudiant modèle mooy étudiant bi nga xamante ni bii royukaay lay doon problème am rek solution am na fa pour résoudre léegi nag solution boobu ñun moom la ñuy seet bis bu ne donc ñun loolu lañ gëm à Thiès étudiants yi nag duñu étudiants yoo xamante ni dañuy xëy rek di def lu leen neex mais étudiants yi dañuy ñëw ni problème kat am na directeur nan la ñuy def ba saafara ko ñuy waxtaan di diisoo ko mbaloo di wax ku nekk di génnee sa xam-xam ba ñu trouver ay solution maanaam ay saafara ci mbir moomu yelleef ak wareef mën nga koo laaj te doo yàqal kenn doo yàq li nga xamante ni bii moom nga am. jëmale ci liggéey ba ñu doon sumb jëm ci étude évaluation économique sociale environnementale ak impact bi ñeel wàllum exploitation autoroute à péage bi liggéey ba mujj nañu ko def ba noppi waa Leg Africa ñoom ñoo fa jaar ne ñu nag yeneen ci ay panel dañ ko amal di ay panel virtuel leeral yàq sa fietu ba njaay lañ ci àndal. bile étude mu ngi ñeel analyse bu am solo te mucc ay réalisation autoroute à péage Dakar AIBD ak conditions yi nga xamante ne rek ci lañ koy exploité kon bile activité dina tax rek ba ñu gën a topp bépp engagement boo xamante ni nguuru Sénégal jël na ko ñeel rek renégociation contrat yi itam jiital gestion boo xamante ne ku si nekk dañ ciy dugal sa loxo te mu mucc ay ñeel partenariat public privé ci domaine infrastructure ak transport terrestre kon prétexte étude évaluation bu autoroute à péage Dakar Diamniadio dañ ko jël rek ngir gën a mën a comprendre logistique bi ñeel partenariat public privé ak itam cadre juridique bi nga xamante ne rek ci la tënku acteurs yi wala sax participants yi dinañ fexe rek comparer autoroute Ila Touba ak yeneen i projet yoo xamante ne rek ñu ngi si yile acteurs dinañ fexe itam ba comparer ko ak lu ci mel ni TER ak BRT itam analyser bépp implication boo xamante ne mu ngi ñeel wàllu société comme wala sax dëkkuwaay ci loolu sax dinañ ci amal ay lël tax nag ba Lex Africa di woon képp koo xamante ne mbir mi daf laa soxal ñëw bokk ci weccoo xalaat boobule ngir rek gën a mën a dugal sa loxo ci lu ñu mel ngir rek ñu gën a mën a encadrer doxalin yi nga xamante ne ñu ngi koy amal ci boobule secteur. Birahim étude bi nga xam ne waa Lex Africa def nañu ko naam am na solo waaye usagers yi leen doon gënal moo di ñu wàññi njëkk li ak sécurité bi. waaw xam nga en fait boo xoolee Elimane Kane ak équipe am bu Lex Africa lu ñu liggéey loolu dama jàpp ni tey gouvernement bu fi nekk ci lu jëm ci yeete ci ay projets yoo xam ni ñenn ci bitim réew la ñuy jógee wala xaalis bi bitim réew lay jógee wala ñu koy tabax bitim réew la ñu jógee bokkul ak entreprise yi fi nekk ak yi nga xam ne ay entreprise yu fi nekk ñoom ñoo ko war a saytu dañoo war a dend ak kuréel yu mel ni Lex Africa yu mel ni nu ñu koy weeti société civile ñu Birahim Seck et cetera waxtaan ak ñoom ci lii mooy doon coût opération bi lii mooy jeexital bi lii mooy jafe-jafe yi nga xam ne peut-être mënta ñàkk lii mooy saafara yu jafe-jafe yooyu mais def ko de manière concertée ba nga xamee ni bu ñu tabaxee lu ci mel ni autoroute ñi ci bokk ñëpp dañu ne ni gongo durée contrat bi baax na parce que waxtaane nañ ko entre parties prenantes yëpp pas seulement entre le gouvernement wala benn ministère ak ñi nga xam ne ñoom ñooy war a soumissionner wala ñiy yore boobu les projets parce que tey Eiffage lu jëm ci autoroute à péage ñu bari dañuy ñaawlu ba ci durée contrat bi de session bi nangami at ñeneen di ñaawlu njëgu ticket autoroute à péage bi par rapport ak ni ñu ko daggatee ñenn ñi ba ci liggéey bi ñu ko liggéey di ko ñaawli TER a ngi fi ça va poser problème également BRT ça va également poser problème parce que ba léegi ni coowal TER bi nangami kilomètre la waaye nangami milliards lañ ci def comparé ak beneen TER boo xam ne ma nga ca Nigéria wala ca Maroc ça pose problème donc en amont et comme en aval il faut nécessairement impliquer ces acteurs yu ci mel ni Lex Africa yu ci mel ni Forum Civil yu ci mel ni ñeneen ak ñeneen pour laataa ngay signer sax benn contrat di tabax wala di tàmbali lenn ngeen mën cee déggoo boo xam ne lépp njariñu askan wi la war a doon. si njariñu askan woowee sax rawatina usagers yi ñoom seen bëgg-bëgg moo di ñu xoolaat seen diggante ak ñi nga xam ne ñoo ngalloo autoroute à péage bi élage bu fekkee am nañu indépendance bi d'ailleurs parce que boo awee autoroute bi nga xam ni moom la chinois yi defar ak Ageroute muy bi jógee AIBD dem ba Kër Ballalo bi jógee AIBD dem ba Touba ci Ngaabu daanaka dëkk bu mag boo dem am na sortie léegi question bi mooy commune bi nga xam ni am na sortie à péage bi implanté fa ci kaw suufam ñu koy exploité est-ce que commune bi am na revenu ci exploitation boobu et dafa war a nekk benn revenu boo xam ni am na sortie Ngeko am na sortie Malicounda am na sortie ba ci bu Kër Balla bi boo jógee nii booy dem Xombal Ngaay Diourbel ba ci Ngaabu
mais yooyu war na am nangu maam nga déparé AIBD bu Touba nga fay 2500 nga déparé AIBD ba Kër Balla fay 2000 francs pratiquement eggul sa xombal boo jëlee yoonu Mbuur fi ngay jeexale autoroute à péage bi eggul sa xombal loolu calcul la boo xam da ngay laaj gars yi fu ñu ko teg loolu benn la mais mënoo jóge fii Dakar ba AIBD nga fay 2000 jóge AIBD ba Dakar ba Touba di fay 2500 kese parce que autoroute bi nga xam moom la tubaab bi di exploité amul benn cër wala benn nawloo bu ñu def ci Sénégalais yi fan yi passé liggéeykat yi fa doon liggéey dañu leen di exploité di leen bundu xataal di leen neewal doole di leen dàq ba wax nañu suñu médias yi ni ñu leen di sonale ñëwaguma ci diggante autoroute bi ak ki koy utilisé de boobu moom foofu la daj dëpp gi yem c'est-à-dire lëndëm gi muy lëndëm guddi boo fa jaaree. boo paanee 15000. arnaque bi ñuy arnaque Birahim. ci diggante Patte d'Oie ba AIBD. AIBD. fan ngay gis station boo xam ne sénégalais ko moom. muy EDK ak yooyu. EDK c'est à partir de beneen tronçon bi jëm Touba. Yaba. soo jël lépp exploité jël lépp teg ci seen loxo. c'est ça sénégalais yi nag peut-être après la ñuy doog a mën a. ok mais xoolal façon bi ñuy naxe sénégalais bi arnaque bu toll noonu musta am fenn auto machine la day doo ba yàgg mu paan mais au moins bu paanee war nañu négocier ak jàppandalal la ci fi ñu lay génnee la sa oto mais remorque bi force la ñoom ñooy fixer seeni ay prix. amoo sañ-sañu takk sa oto. laajal oto bi laajal la ñiy paan ci péage bi ñaata la ñuy fay. 15000. ñaata la ñuy fay xoolal loolu moo jaaduwul ci fekkontoon dañu la sa oto kat dafa paan mën nañ la koy jëlale AIBD wala xombal yóbbul la ko ba Dakar. tarif bi nangam bii la mais le fait ñu lonkal la ko rek même njëg gi la mais bu la neexee yow boo dëkkee Tëngéej Mambay nga paan ci sédiment mën nga dañ ma ko remarqué yóbbul ma ko Tëngéej mais boobu waroo fay comme li ngay fay bu ñu la ko indil Dakar. et dañ lay génne ci péage bi rek. doo xam ñi doon négocier partenariat boobu nan la ñu ko négocier. te suñu alal la. quand même noonu la ndox mi mel. doy na waar ñu jëli sa mbuur ngir nag lu jegeyanteel diggante administration ba administré yi loolu moo tax a jóg programme d'appui à la modernisation de l'administration mu mel ni kon programme boobee coordonnateur ba bu ñu sukkandikoo ci ay kàddam daañu rek mujjee taxawal ay bureau ci goxaan yi su ko defee nag liggéeykat sax seen bulletin de salaire mënees nañu ko am si nu mu gën a gaawee Amadou Diallo coordonnateur boobu le programme ay kàddoom ba Xalin Badara Sonko. nañu créé lu ñu woowee ay bureau relais au niveau des régions loolu nag ñu tàmbale ko depuis daaw am nañ juróom-benn bureau yoo xam ne tey ji ñu ngi Kaolack ñu ngi Kaffrine ñu ngi Fatick ñu ngi Louga Diourbel ak Tambacounda ak Kédougou mu daje aussi ak nawet bi ak aussi Covid bi mu xawoon ñoo bloqué ci déplacement yi mais incha allah d'ici le mois d'octobre prochain bu yàlla àndee dañu fexe eggali bureau vraiment ni mu gën a jàppande parce que tey jii slogan fonction publique mooy lan mooy fexe ba déplacement wu usage bi su mën a ñàkk daal mu mën a ñàkk. ñu àddu jëmee tolluwaay mbas mi fii ci réewum Sénégal ñu gis ne kon dibeer bi génne li ñu am ci ay cas te mu yokk yéem na ñu bëri ndax nag dañoo gis ne boole ñu sax ña nga xam ne ñoo sa ñàkk seen ak bakken ani lu ko waral ak bàyyeeku la ci askan wi am sunu njiiti ci boppam seen ak doxalin moom moo sooke lu nu mel ñu ànd seex taxaw seetlu bu Mohamed Diop. yokkuteeg limug ñi amee wopp ji di Covid-19 fii ci biir réew du Sénégal lu nu mën a dut baaraam la ci altine gi rek kilifa yi daan nañu xamal ne lu toll ci téeméer ak juróom-ñeenti fukk ak benn ci ay cas yokk nañu ci mbas mi li di Covid-19 ak benn nit bi ci faatu ci benn fan képp mu mel ni yile cas ñu ngi ko jëlee ci ab échantillon test yu ñu daal di def ci limug junni ak juróom-ñetti téeméer ak fukk ak juróom-ñaar juróom-ñetti fukki ak juróom-ñaari ay cas contact lañu maanaam ñu amee wopp ji ak wàllante lu toll ci téeméer ak ñu séddale ko Matam Mbirkilaan ak Ziguinchor bulletin wu tay bi lu toll ci juróom-ñeenti fukk ñoom lañ ci contrôlé amatuñu wopp ji fukki ak juróom-benn yi ay cas garaaw lañu. juróom-ñeenti téeméer ak juróom fukk ak juróom-ñeent ci ay cas positif ba mbas mi tàbbee ci réew bi ba léegi ci lu jëm ci wàllu vaccin yi nag lu toll ci juróomi téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñeent ci ay campagne nationale bi ba léegi liñ ci mën a jàpp mooy mbas mi di Covid-19 sénégalais yu ci ëpp yu bàyyeeku xamuñu ne wopp jilee di Covid-19 mi ngi ci mim réew ba léegi
le député du peuple troisième vague la ñuy jot fii ci réew mi te doxalin gi ne ba léegi nag amul dara lu soppeeku de gaa ñi takkatu ñooy masque. bu ñu leen fekk si seen woote boobu de maam. bu ñu leen fekk si seen woote troisième vague boobu. dañu ñaax nit ñi rek ñu jël seen ay motuwaay respecté mesures barrières yi te ñoom ñu bàyyi seen tournée politique ak économique yi ñuy def. ñoom ñoo rassembler nit ñi parce que ñoo am doole rassembler nit ñi. ñoo fi jël ay Njaga Njaay yëpp ko ay nit Dakar ba Fuuta ñoo fi jël ay Njaga Njaay yëpp fi ay nit Dakar ba Saalum Dakar ba Kédougou ñoom ñoo fi jël ay Njaga Njaay fay fi ay nit ñu tàncaloo te takkuñu ay masque ak di yuuxu di soofante ñoom ñoo fi jël ay nerf yi fay leen xaalis ñuy attaqué yi ay nit ci ñoom kan moo ci am virus bi et wàllu du ko wàllu ñooñu ñëpp ñaata bus ñoo jóge fii Dakar dem Fuuta jóge fii dem Saalum ku ci am virus bi doo àdduna nit ñi duñu tuskare duñ ko wàll ñëpp ñoom ñoo ko war a jëkkee ñoom ñoo naagu woon ci mesure barrières yi gis nga suñu élection locale yi Covid-19 du nekk prétexte bi pour ñu bañ koo def ñoom ñoo provoqué wopp ñi ni mu màggee amu ci beneen responsabilité bu ci nit ñi am parce que même bu ñuy wax ñoom autorités yi dañuy takk masque bu ñu demee ci rencontre yooyu mais kan moo woote rencontre bi kan moo ci financé ay millions yi dul jeex parce que ñoom ñoo indiwaat rassemblement ndax seen coowal politique yi amul benn njëriñ woowee ko tukki économie ñu foog ni ay liggéey lañ ci ut ñu jël ay nervi yóbbu leen ay nervi lañ ci utal job ay nervi ñoo ci lekk xan bi gis nga nit ñi ñu ngi def seen kéemtalaay kantan di xeex Covid-19 mais bu ñu xëyee dañuy liggéey malgré bu ñu passé ba noppi 100 francs bi ñuy génnewaat di ci jënd masque def ko dépense quotidienne dafa diis ci ñoom parce que seen am matewu ko mais ñoom mënuñu xam li xew c'est-à-dire que ñi nekk ci kaw mënuñoo dund réalité bi askan wi dund am na ci ñoom ñoo xam boo leen ne nit dina xëy am problème 100 francs duñ ko gëm. c'est la triste réalité. boo leen ne tey ci kaw gi am na xiif duñ ko gëm wallahi maam boo demee ci région yi ci gox-goxaat yi am na ñoo xam ne bu ñu xëyee mën nañu toog ba 1 heure duñu taal añ xam nga ndax lan wuti benn kilo ceeb bu ñu togg dugub moom ñorul daaw xam nañu ce qui se passe. et ñu dajale nit ñi ba noppi dañuy wax ay troisième vague amu fi nañu continuer sensibilisation di xeex nit ñi di leen ñaax ñuy takk ay masque ñu fëggaat suñu artisans yi ñu ñaw ay masque local séddale ko nit ñi dañu bàyyi seen meeting yi nga xam ne mooy rassembler nit ñi ñoom laa ñooy responsable ñoom politiciens yi opposition comme pouvoir parce que ñoom ñëpp a def ay rencontre nag voilà renforcer sensibilisation bi est-ce que du mooy solution bi ci jamono ji nga xam ne ñu ngay laam-laamee rupture ci wàllu vaccin bi. waaw justement kan mooy renforcer sensibilisation kan moo war a sensibiliser li ñu naan l'exemple par la pratique mooy ki nga xamee ni moom dafay woote ay manifestations et je mets dos à dos. li ñu naan destiné wu askan wi ñoom ñoo war a joxe exemple nañ ko war a joxe nag mooy yenn rassemblement yi man li ma doon xaar démb ba ci conseil des ministres mooy déjà ñu bind wala ñu wax ne président nee na suspendre nañ lépp lu jëm ci wàllu mobilisation nu ñu koy woowee ci tournée économique bu fekkee ne lu ñu war a inaugurer la peut-être 2-3 personnes ñoom ñooy dem inaugurer ko moom sax mën na bañ a déplacé wu mais comme paradoxe boobu am na on va voir parce que annoncé nañ fi se pose aujourd'hui mais rupture am na ci wàllu vaccin yi da ngay dem ci bërëb ne ni vaccin yi nga soxla ñu ne la vaccin bi amatul ndax tel vaccin ak tel am na yoo xam ne dafa périmé ba dañ leen mujj sànni wala ñu delloo leen pour mën a amaat yeneen i vaccin te am na programme boo xam ne yëkkati woon nañ ko am xaalis boo xam ne nee nañu nangami milliards lañ ci dugal ci wàllu vaccin ak li nga xam ne moom mooy suñu rapport ak initiative COVAX mais nañ ko leeral te ñii liggéey ci structure de santé yi tamit ñoom ñoo gën a sonn première vague deuxième vague troisième vague nañ leen fay li ñu leen war a fay hôpital principal démb ñu ngi wax ci ay ñaxtu yu ñuy ñaxtu tout simplement parce que dañ toog 6 mois yoo xam ne fayuñu leen seen indemnisation indemnité de risque mais kooku nga ne da nga koy jiital prime de motivation ak yooyu kooku nga ne da nga koy jiital ci xeex mbas mi déjà jàppale woo ko ci wàllu rassemblement yi ngay continuer jàppale woo ko ci wàllu oxygène bi nga xam ne soxla nañu ko te professeur Seydi wax ko jàppale woo ko ci wàllu motivation nga ne da ngay xeex pour troisième vague bañ a am finalement coup d'épée dans l'eau lay nurul voilà ñeneen ñuy ñaxtu sax gannaaw ba mbas mi duggee ba léegi moo di artisan yi nga xam ne ñoo féete sa Kaolack nee nañu jàppale nañu leen ñu ñëpp te ñoom kenn fullaalu leen nañu leen gestu loolee jàmbat la lu ñu dénkaaluñ kan sunu correspondant artisan yi
ci Kaolack ñoom ci ay jafe-jafe la ñu ne loolooy kàddu Khadim Tall di secrétaire général association artisan yi ci Kaolack ndax gis na ne nguur gi dimbaliwu leen benn yoon bi mbas mi duggee ci réew mi ba ni gini loolu dañ koo dégg quoi mais gisuñu ko 120 corps de métier kooku secteur artisanal la man de gisuma ku ne kii jox nañ ko 150 000 waaw gannaaw mbas mi ñun vraiment yëg nañ ci dara surtout instant bi ñu toll nii mbas mi bi ñuy door a commencé yu si bëri yëguñ ko mais instant bi moom ñu ngi koy dund bu baax a baax parce que lépp lu daan jar 1000 francs instant bi boo demee 1500 lay jar si li ñuy liggéeyee te am nañ débit yu nga xam ne def na 4 ans 5 ans te débit yooyu da nga koy poursuivre. wax na it yeneen jafe-jafe muy ne nguur gi day faral di jël ay commande jëlee ko nag bitim réew te ñoom mën nañ ko defar. marché yi nga xam ne ay tente lañ koy def loolu lépp am nañ initiative yi dem na Europe ba xool marché hebdomadaire yi ñu fay def loolu lépp ay artisans ñoo ko créé pourquoi pas ñun mënuñ créer loolu. artisans yi nag ñoom dañoo li seeni liggéey. ñaareelu pàcc bi la jotaay xibaar tàggat yaram lay doon. tàggat yaram Pape Mante Mboup daal di mën a kan asalaamaaleykum. aleykum salaam Mame Ndiaye. da ngay tey alhamdulilah. naka jàmm siti. waaw ñëpp a ngi si jàmm. waa Dugar ñu ngi si jàmm bu baax. waaw lay nuyu bu baax a baax. aca ma leen di fay bu baax ñoom it. ñu koy door ak nag première demi-finale Euro 2021 mu mel ni war a dox si diggante Squadra Azura ak nag Roja. waaw espagnol la wax nga dëgg nag Roja en espagnol. kon tey jii ci ngoon lay doon nag ñu jàpp ni Italie moom. final gu njëkk nag jëm ci wàllum euro 2020 bi kon ñu jàpp ne sax boobu la jongante nag nekk na jongante yi ñu gën a xaar ndaxte boo xoolee ñaari équipe yooyu la jot nañ 2008 nag ñii di waa Espagne ñoo daanoon Italie ci teg dóor ya match 0-8 partout la ñu defoon nag temps réglementaire ba di fàttali nag ci finale 2012 bi victoire espagnole la woon ci 4-0 huitième de finale ci 2016 victoire italienne 2-0 ñu jàpp ne nag ñu bëri gis nañu ni Italie sax moom moo nekk favori ci boobu la jongante bu ñu gisee taxawaayam ba compétition bi tàmbaleek léegi di fàttali ne boobu la jongante nag doomu allemand bi di Félix Bruch moom moo ko fas yéene nag officier moom di fàttali ni jot naa nag arbitré yenn jogante yu mel ni ci huitième de finale bi doxoon ci diggante Portugal ak équipe bi di Belgique ni ki noonu Angleterre ak Ukraine kon ñu jàpp ne ëllëg nag bu 19h jotee si lañu fas yéene amal beneen demi-finale bi war a dox ci diggante Angleterre boobu ak ñii di waa Danemark la foofu ca Wembley lañ ko amalee Angleterre nag di footballé à domicile kon ñoom tamit seen bébét mooy def seen kéem kattan ba nag dem ci final ga ngir mën ko jël Danemark ñoom gannaaw nag ba ñu amee ab compétition boo xam ne tàmbali gi neexuloon dara li ko waraloon mooy malaise bi nga xam ne kii di seen Christian Eriksen bokk ci équipe bi amoon na ko waaye ba léegi nag Danemark am taxawaay gu am solo ci bile compétition di Euro 2020. Copa América Brésil mujj naa qualifié. waaw ci final gi kon nag Brésil mi dalloo boobule compétition xam nga ren sax moom warloo ko woon dalloo waaye nag lu jëm ci wàllum Covid 19 bi taxoon na ba Argentine ak Colombie kon ñu moom kon Brésil mujjee koo jël nag ñu fàttali ni Brésil kon démb moom moo daan ñii di waa Pérou benn ball ci dara but bi nag ko dugal mooy Lucas Paqueta nekk milieu de terrain di football foofu ca Lyon kon boobu nag mooy ñaareelu butam ci compétition bi juróomeelu butam ci 20 match yoo xam ne bokk na ko ak équipe bu Brésil. kon Brésil moom dina nag teew ci boobu li final ñu fas yéene ko amal nekk ci samedi gi foofu ci stade bu Maracanã Brésil nag di wër fukkeelu titram jëm ci boobu les compétition kii nag di Argentine jëloon ñetteelu place ci Copa bi ñu mujj moom nag niki kon tey bu 1h du matin jotee moo fas yéene laale ak Colombie ngir lu jëm ci beneen demi-finale bi ñu bëri nag jàpp nañ tamit ni Argentine bi la si moom buy le trophée nag lay wër ngir mën a gën a nag wane boppam ci équipe bu Argentine. kon moom ni ki ëllëg nag la ciy fas yéene dugg ñu koy amalee foofu ci Afrique du Sud ca Nelson Bay Sénégal nag ki leen di tàggat di Joseph Koto jot naa fësal ab liste ñaar fukk joueurs yoo xam ne ay locaux lañ ñoo fas ci poule B bi la nekk ànd ci ak Malawi ni ki noonu Mozambique Namibie ak Zimbabwe kon ëllëg bu 13h jotee la ñu fas yéene ñoom tàmbali seen compétition ak ñi di waa Namibie. Eswatini Zimbabwe ak Lesotho équipe bu jël P ci sa poule ñoo fas yéene nag dem ci demi-finale yi mooy les deux premiers de chaque poule ñooy dem ci demi-finale yi kon finale.
U19 Sénégal Canada tey jii. waaw tey jii kon yàggatul dara ci kanam tuuti la bu 9h jotee foofu ca Daugavpils Olympic Center nekk ca Lituanie mooy dalloo nag jongante gu mujj ci groupe A bi Sénégal di fàttali ni moom jongante bu njëkk nag dafa daanoon ñii di waa Japon waaye nag Lituanie moo ko daanoon ci ñaareelu génn gi kon Sénégal tey jii nag mu fas yéene laale ak Canada bi nga xam ne waxtu wi moo nekk ci première place bi ak ñeent poñ Sénégal nag bu ko daanee rek dina jël première place bi beneen jongante bi